إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك أما بعد mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar ci seen groupe bu mag bi mooy alquran ak sunna rek mooy groupe bi nga xam ne saay wax seen ne toji ñu ñëw di ko leeral tey nag li ñu bëggul leeral mooy fan yale Oustaz Alpha Ba xafidahu llahu wa ra'aahu dafa defoon benn waxtaan ci benn cheikh boo xam ne dafa doon deful waxtaan di leeral mbir yu jëm ci gàmmu xam naa am na ñu ngi sa dagg lenn ci audio mi di ko battre mu ñëw di leeral waxu jooju di leerali position bi nga xam ne moom la am ci gàmmu di leeral ne moom day gàmmu mu daal di wax tamit mag ñi Sénégal tamit daal nag dañuy gàmmu walla am na ñu wax sax nañ ko def léegi Cheikh Alpha dafa ñëw pour leeral njumte yi nga xam ne amaana gis na ko ci audio boobu yàlla dogal na démb ajuma ba may waaja dem noonu ci juma ñu ma gis benn vidéo audio boo xam ne kii foo nekk di naqdi Alpha di défendre mag cheikh boobu noonu parce que dafa jàpp ne kooku ku mag la mooy défendre kooku muy daal di ñëw di ŋaññi Alpha lu tax ma ne ko day ŋaññi Alpha parce que ñëwul pour indi xam-xam moom sax dafa waxoon ne wallahu alam xaw ma ndax dëgg la wala du dëgg nee na moom dafa doon teddi après mu gis kii boobu noonu mu daal di foofu la toog di tontu Alpha nee na day tontu day après dina ñëw di tontu man tamit bëggoon naa xaar ba mu indi lu leer bi nga xam ne moom la bëgg mais gis naa ne daayima ahlul bidaa comme dëgg moom duñ ko wax moo tax ne ma ne comme lii laa gis ma daal di ñëw di leeral ku déggul audioom da ngay xam ne ñëwul pour xamal mais dafa ñëw pour xas di wax lu ko neex di saag mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla ab mag boo xam ne da nga bëgg xam-xam waroo ko def mais dafa mel ne ñenn ci suufiyankey Sénégal suñu saagul lu ñu kontaan nu ñu mag dañuy saag rek parce que loolu problème bi mooy la li indi loolu ñàkk a xam ak ñàkk a gëstu loolu moo koy sababu loolu kon man
tamit damay ñëw pour leerale lenn ci lent yi nga xam ne moom la Xaali Gay def ba muy ŋaññi Alpha incha allahu taala. balaa may dugg ci waxtaan damay leerale leen toujours daal nañ ko wax fii xanaa fàttali ko rek mooy gisi nga ahlul baatili haawulaay mooy suufiyanke yi nga xam ne ñoo nekk ci ñu di mbelli ci WhatsApp moo xam ne Xaali Gay la walla Mohamed Lamine Sall la ak ñi nekk seen suuf seen mag yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal tey ak ñi fi paase woon ñoo leen gënal ashaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Keroo yaakaar naa fii laa ko waxee ci benn audio ñii su fekkee saxaaba yi gàmmoo nañu woon ñii duñu gàmmoo parce que yàlla dafa dogal ne ñoom fi ñuy jëm fu saxaaba yi jëm au contraire la ñuy def toujours lépp loo xam ne loolu mooy sunna da nga gis ne ñoom au contraire la ñuy def. moo tax soo xoolee waa ji dafa ñëw di attaquer Alpha wallahu aalam mais li feeñ ci ay jëfam mooy xamiyatal jaahiliya moo ko jàpp parce que dafa ñëw di défendre cheikham wala cheikhu ci madhab wala cheikhu ci tasawuf ci tariqa la ñëw pour défendre ko moo tax ne mënul woon wax lu leer li muy def waxu lu ko neex rek lay def mais moom ak ki mi bokkal tariqa Maodo Faye yaakaar naa ne ñu bare dégg nañu ne lu mu tuumal Abu Hurayrata radiyallahu anhu dine waa Bani Umawiya ñoo koy fay pour mu créer leen ay ahadis yaakaar naa Xaali Gay du wax ne moom déggul loolu mais est-ce que dégg ngeen ko man de dégguma benn audio Xaali Gay ba muy radd Maodo Faye te su fekkee ne cheikh bi nga xam ne moom la Alpha doon tontu nu mu am kilifteef ci lislaam Abu Hurayra moo ko ëpp foofu ci kilifteef bal moom ay kilifaam sax Abu Hurayra moo leen ëpp kilifteef mais su fekkee ne ab nit boo xam ne ab tijaani la moom ak Xaali Gay ñoo bokk tariqa mu daal di ñëw di waxu salte boobu noonu ci Abu Hurayrata mais musuma dégg Xaali Gay di yëngatu wala ne dañu wax ne ahlul baatil ñoom ñëpp dañaa am bañal bu nekk dafa am bañal bu nekk ci ñoom li ahlul hadis ahlul baatil du ñu musa bëgg ahlul hadis ruwaatul hadis moo xam ne saxaaba yi la wala ñu fa nekk suñu waxee rek des fois am nifaaq moo nekk ci ñoom mi amul kenn ci ñoom koo xam ne man gis naa ko xanaa kenn rek dégg naa ko xawma Buseyri lañ koy wax ku sant Sall la yaakaar naa mbokk Mohamed Lamine Sall kooku dégg naa muy tontu Maodo Faye mais à part kooku gisuma kenn ci ñoom mubtada yi nga xam ne dañuy mbelli ci WhatsApp Mohamed Lamine Sall wala moom waa ji ni Xaali Gay ak ñi mel ñoom ñëpp gisuma kenn di attaquer Maodo Faye di ko wax ne li ki ngay saaga ne suñu mag lay bokk moo tax ne ngay xam ne ñii nekkuñu fi di défendre l'islam mais dañu fi nekkee pour défendre lan pour défendre seeni tariqa yi pour défendre seen tariqa yi kon kanta Cheikhu Baay lu mu def sas ci saxaaba yi loolu nëbbul kenn mais da ngay gis ne problème bi nga xam ne yàlla ba mu ko torox ala yedi ashaabi yi nga gis na ñoom yeneen ne munaafiqiin yi ban taxawaay la ñu taxaw ci côté te xam nañu ne ku mun a wax waxu ju ñaaw ci saxaaba yi moom la gën a baaxee kon su fekkee ne Alpha tontu na waa ji moom mu ñëw di attaquer ko
ah te moom dégg na Maodo Faye attaqué Abu Hurayrata te moom dégguñu ko muy wax nga xam ne su fekkee ne amul nifaaq bu nekk ci xolam kon moom ak Maodo Faye ñoo yem walla diine bi ñoru leen li leen ñor rekk mooy tariqa bi loolu sa wax nañ ko parce que keroog maa ngi gis benn kii nii si seen benn waxu ji mu ngi si ruuxul bayaan xaw ma diine murtaddu tariq xaw ma ashaddu min murtaddi l'islam murtaddi sharia su fekkee ne nit ki dugg na si tariqa mu weddi tariqa kooku ay mbiram moo gën a garaaw fuuf nit yi nekk si sharia si l'islam mu daal di génne l'islam kon ñooñu mun nañ leen saaga ñoom mun nañ saaga Abu Hurayra wax ko waxu ju ñaaw te seen yoon nekku si ma lay wane ne ñii bëgguñu dëgg du diine bi lañu bëgg mais moom li tax ñuy wax rek mooy défendre seen ne sëriñ yi nga xam ne amaana sax dañu leen jàpp ay yàlla la wala iyaadu billah kon suñu ñëwee si ŋaññe bi nga xam ne moom la Xaali Gay du ŋaññi Alpha soo xoolee waxam yëpp daal nag génnaw waxu ju salte yi nga xam ne da ko jëmale si Alpha te yaakaar naa ne olof dañuy wax ne waxu ju ñaaw fu mu jëm dëkku fa fu mu bàyyi ko la dëkk waaw wallahu alam comme niñ koy waxee daal ça veut dire que ku nekk li nekk si yow ngay génnee waaw donc loolu mooy mbir moom suñu génnee waxu salte yi si ay waxam da ngay fekkee ne waxam day daal di samp daal di ñaari mbir wala ñett mbir mu njëkk mooy di jéem a góorgóorlu saxal bidaa sana waaw moo tax ne muy ñëw di tuxal an Omar bun Xattaab di ne ni'matil bidaa haadihi mu daal di waane neama moom si alfaadil madha la wala adaatul madha la bokk tey loolu dinañ si ñëw mooy daal nekk bu njëkk li ñu war a leeral mooy bidaat xasana moom xamuñ ko si diine lislaam diine bi nga xam ne moom la yàlla yónnee Muhammad pour mu indil ñu ko ibnu abdullah alayhi afdalu salaatu salaam Aboubacar nekk xalifam Omar topp si Ousmane topp si Ali ibn Abi Talib topp si non foofu amul bidaa xasana diine boobu amul bidaa xasana ki ko askanoo si moom bidaa xasana waxu dëgg parce que affaire am dafa leer loolu dinañ si ñëw beneen ne pàcc bi si ay waxam mooy jéema saxal ne bidaa xasana am na di bëgg istidlaalu si ne waxu yi nga xam ne ñenn saxaaba yi daal nañ ko def si jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ko njëkk am wala saxaaba yi ñoo ko njëkk a def si jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu mu bëgg baase woo foofu di saxal bidaat xasana ak waxu bi nga xam ne ñetteel bi nag suñ ko naan kii mooy ba tey si bii lay dugg mais mun nañ kaa joxe benn palaasam mooy waxu bi nga xam ne dafa ne Ibnu Omar nee na moom moo ko ziyaada am na waxu bu garaaw bu wax foofu noonu moom Xaali Gay mu ne yonent ba mu fi jógee ba pare loolu moom moo ko yokk dinañ si ñëw mu indi li ñu lan mooy firinde buy wan ne loolu Ibnu Omar ba mu koy wax fekkee yonent bi dafa génne àdduna ba pare kon daal nag tënk bi ñii mooy ay waxam dara taxawul rek da amul lenn loo xam ne wax na ko place boobu noonu loo xam ne dafa taxaw dinañ ñëw incha allah leeral ñetti point yi ici des mooy dafa wax yu ñaaw si Alpha loolu du ñu intéressé parce que képp ku nekk si yoonu daawa bi da ngay dégg loo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy wax
parce que kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilay ab mushrik li leen gën a métti mooy li ngeen leen woo si tawxiid ak li ngeen leen woo si sunna pour ñu bàyyi bidaa moo tax ne fu ñu taxaw ne de yow dañ lay wutal ay mbir yu salte jéema la tuumal jéema lay wax waxu yu ñaaw mais comme li ma wax rek waxu ju ñaaw fu ñu ko jëmalee dëkku fo fu mu jógee la dëkk wallahu almustaan léegi pour ñu dugg si waxtaan boobu dañuy ñëw di leeral benn muqaddima bu ndaw muqaddima boobu noonu mooy ñun ñëpp xam nañ ni alquran moo njëkkee soññ nit ñi pour ñu topp sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo njëkkee tere nit ñi pour ñu topp bidaa waaw moo njëkkee tere nit ñi pour ñu topp bidaa alquran moo njëkkee digal ne pour ñu sax si sunna moo njëkkee tere pour ñu tere ñu topp bidaa avant xadis yonent yi ñëw di ñu digale topp sunna ak di ñu tere topp bidaa kon ku nekk war nga xam ne lépp loo xam ne dafa sax si sunna sax si alquran ashaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam duñu musa bàyyi yoonu boobu moo tax ne yàlla tàgg leen yonent yi tàgg leen gërëmu leen kon képp ku bëgg gëmloo nit ñi ne sahaaba yi am na lu nekk si alquran wala mu nekk sax si yonent bi alayhi salaam moo ko wax sahaaba yi ñëw bàyyi loolu jël beneen yoon yow raafida sa ñoo la tane kon bu ñu demee si alquran da ngay fekk yàlla subhaanahu wa taala wax ne wa anna hada siraati mustaqima fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dalikum wasaakum bi la'allakum tattaqun parce que aaya bi dafay am ay ndenkaane yu ñëw ne leen ndenkaane yooyu noonu ñooñu mooy siraatul mustaqim siraatul yàlla yoonu yàlla bi nga xam ne dafa leer nañ dafa jub mu ne nañ ko topp bañ a topp ay subul loolu dafa ñuy wuuteloo ak yoonu yàlla parce que bu ñu duggee ci subul dafa ñuy yóbbu ci yoonu yàlla nee na loolu lañu yàlla digal yoonu lañu yàlla wosiya ngir ñu ragal ko boo demee ci ulama yi soo demee ci sax ci hadis am na hadis sa ñëw na ci imam ahmad ci musnad te Marwazi tamit indi na ko ci sunna yonent bi Abdullah ibn Mas'ud mi wax ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ nekkoon na ak moom ñëw na say yeneen i riwaaya itamit bu dul riwaayat ibn Mas'ud dafa doon tracé benn tracé bu mag mu daal di ñëw di génne ay fenêtre yi ndaw ci gauche bi ak droite bu mag bi mu ne leen lii mooy yoonu yàlla bi bu mag mu ne lii mooy yoonu yàlla bi yi ci nekk ci côté yi gauche yi ak droite nee na loolu mooy subul mu ne yoonu boo gisi subul yooyu am ay seytaane boo xam ne mu ngi toogu foofu mbokk yi seytaan ci sharia ñaar la seytaanil ins ak jinne la waaw kon képp koo xam ne nga gis ne mu lay woo jëm si yoonu boo xam ne wuute na ak li yonent bi saxal la xamal ne ab seytaan la si subulu la nekk moo xam ne nit la walla jinne la waaw kon loolu war nañ si bàyyi xel moo tax ne soo demee si kii mujahid yi dañ sax na si moom dafa ne as subulu mooy al bidaa wa shubuhaat mooy shubuhaat ak bidaa kon subul boobu na mooy yàlla mu ngi ñu teree ñu topp yoonu bidaa yi
mu ñu digale ñu aakimoo si sunna bi nga xam ne moom la yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu waxuñu lu leer di ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam du wax bànneex bakkanam kon su fekkee ne lii sax na ki njëkke wax ne nañu topp sunna bàyyi bidaa mooy yàlla subhaanahu wa taala balaa ahadis yonent yi alayhi salaam yooyu ñëw te yonent bi alayhi salaam dafa indi amaliya tatbiqiya li hadihi l aaya pour mu wane sahaaba yi ne lan mooy sunna ak lan mooy bidaa mooy ay turku yi nga xam ne dañ koy créer si diine bi turku yooyu tey soo ko nar a wër bés boo rombee suufiyanke yi doo ko fekkee fenn soo moytul ñun suñu Sénégal si boppam ñaata turku moo fa nekk nga jóge foofu nga dem feneen seen diine yëpp dañ kaa def pàcc kii nekk fee kii nekk fee kii nekk bëgg nax nit ñi ne ñoom ñëpp benn lañu c'est pas vrai loolu ab jikko yahudi la jikko yahudi ak nasaraan yi mooy toujours dañuy gëmloo nit ñi ñoom benn lañ fekkee au fond duñu benn li lay wane ne Sénégal li ñuy gaay di fii yëpp c'est faux bokkuñu AES lu mu bëgg gëmloo nit ñi ñoom ñëpp benn la c'est pas vrai parce que problème bu ñëw rek nga gis coow yi si côté su fekkee ne ñoom benn lañu lu tax duñu mun a bindi taarixu Sénégal ba mu leer nañ mais gis ngeen ba mu commencé di wax ku nekk commencé di coow moo lay wane ne lii jikko nasraani ak yahudi yi moo foo nekkoon moom lañu bëgg gëmloo nit ñi ne ñoom benn lañu fekkee wa qulubuhum shatta wallahu almustaan moo daa ne ba tey suñu demee si alquran alquran dafa ñu indi tracé benn affaire boo xam ne bi muy wane ne diine bi dafa mot kon lépp loo xam ne dafa mot soxlaatul kenn di indi benn ziyaada moo tax ne Marwazi Abu Abdullah al Marwazi moom dafa ne ci kitaabu sunna qabada allahu rasulahu sallallahu alayhi wa sallam ilayhi baada an akmala lil muslimina diinahum fa qaal al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum li islaama diina mu ne yàlla subhaanahu wa taala jël na yonentam jëmale ko si moom génnaw boo diine julli ñu mot génnaw boo mu motalee julli ñi seen diine mu daal di wàcc aaya bi nga xam ne moom moo leeral loolu yàlla nee na bisi ni ki tey motal naa leen kamal seen diine bi kii na mot na te lépp loo xam ne mooy ay xewal tamit buy ñëw si diine bi loolu tamit dafa mot nee na nangu na lislaam mu nekk diine boroom xam-xam si aaya bi sax boroom xam-xam yi leeral nañu jël nañ ko si imam Malik si aaya bi ni nee na bési boobu noonu lépp loo xam ne nekkul woon si diine bi du mun a dugg si diine fama lam yakun yawma idin diinan falan yakuna diinan aw kama qaal Marwazi continue mu ne nazalati wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waqifun bi arafat falam yanzil baadaha xalaalun wala xaraamun nee na waxu jooju ne aaya bii ni ba muy wàcc fekkee yonent bi alayhi salaatu wa salaam arafa la nekk te loolu lu sax la ñëpp xam nañ loolu peut-être hadis bi dina ñëw mu ne kero gënnaw loolu nee na amul benn aaya bu wàcc buy wax ne lii lu dagaan la wala lii lu xaraamal la ça veut dire que mun nam aaya wàcc na mais aaya boobu dafa ñëw pour leerale yeneen aaya yi nga xam ne nekkoon na fii kon amatul lenn loo xam ne ziyaada la buy lee lii dafa xaraam wala lii dafa dagaan amatul mu ne Abu Abdullah al Marwazi mu daal di wax mu ne wa rajaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa maata
wa amarahumullah tabaraka wa taala bil ijtima ala ma jaahum anhu wa nahahum an at-tafarruq min ba'di an jaahum al-bayan. nee na yàlla subhanahu wa taala daal na yonent bi alayhi salaam ba mu jógee Arafa ñibbisi Madina ñibbisi aj si la génne àdduna. mu ne yàlla subhanahu wa taala daal leen na digal yaani daal na digal julli ñu ñëpp ñu akki moo si loo xam ne moom la yonent indi jógee si yàlla subhanahu wa taala mu daal di tere nit ñi pour ñu wuute génnaw bu leer ñëw. mu ne yàlla daal di waane waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbahatum bi nicmatihi ixwana. mu daal di waane yàlla ne na wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahum albayinatu. mu ne bu leen nekk comme ñi nga xam ne dañaa wuute di tasaaro génnaw boo ay leer ay bayaan yu leer nañ ñëw si ñoom. ñëw na si hadis yu leer nañ bi lay wane ne bidaa baaxul. ñu ne Omar ibn Khattab am na benn yahudi bu ko wax ne mu ne am ngeen aaya boo xam ne si seen téere su fekkee ne ñun yahudi la wàcc dañ koy def feet dañ koy def gàmmu. mu ne moo ban aaya mu daal di wax ne wal yawma akmaltu lakum dinakum. Omar ibn Khattab nee na man xam naa kañ la wàcc mu ngi wàcc si Arafa ngoon si ngoon yow bi bési ajuma tamit si la wàcc. loolu lu muy wane ne mu ne ñun xam nañ ko mais duñ ko musa def gàmmo parce que suñu yonent bi alayhi salaam defu ko feeti da jàpp ko gàmmo. gàmmo nee nañ moom mooy ixtifaal mooy ndaje ak xumbal. kon moo lay wane ne kon asaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam li leen yonenti jox duñ ko musa bàyyi abadan. mais su fekkee ne man ragal naa jamono dina ñëw ahlul baatil comme sufiyankey mun nañ jàpp bési Arafa boobu noonu def ko bési gàmmoo mun na nekk. kon loolu moo lay wane ne bidaa dafa baaxul. bidaa baaxul di créer sa bopp ay bés si diine loolu amul solo. asaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam defuñu ko. waaw parce que yonent bi alayhi salaatu salaam diggalewu ko. wallahu taala alam. léegi kon gis nañu ne alquran wala yàlla subhanahu wa taala moo ñu njëkkee wax si alquran pour ñu topp sunna baayu bidaa. aaya yu bare indi nañu loolu donte ne lii dañ ko indi pour exemple parce que bëgguñu guddal. yàlla subhanahu wa taala yonenti la def suñu roykaay. loolu kese doy na pour nit xam ne képp ku wuute ak moom si nen ngay nekk. képp ku wuute ak yonent bi si nen ngay nekk. moo tax yawmal qiyaama képp koo xam ne wuute nga ak moom dangay matti sa baara di wax ne su ma xamoon ma topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais su ma xamoon du ma topp diw sàngam. moytu leen mbokk yi. kon nañ ñëw dugg tontu bi nga xam ne moom la ñu war a tontu Xaali Gay. dama ne bu njëkk bi mooy jéem a saxal bidaat xasana. moo daane mu daal di ñëw istidlaaloo waxu Umar boobu noonu mu ne amatil bidaa haadihi. loolu xissa boobu noonu yaakaar naa ñu bari xam nañ ko mais balaa ñuy ñëw si loolu dama leen di won ne Omar ibnul Xattaab ak Abu Bakar Siddiq ak asaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu bañ a bidaa ak ni ñu soree bidaa lan mooy seen taxawaay si bidaa.
xam nga ahlul baatili daiman seen différence ak ahlul xaq ak ahlul sunna mooy lan mooy toujours ñoom dañuy am benn pas-pasu boo pare daal di wutu ay dalil ba ñu leen waxee bidaa kullu bidaatin dalaala fekkee ñoom ñu ngi ci bidaa ñu commencé di indi ay werante non ba commencé léegi di wàññi hadis yonent bi alayhi salaatu seen daraja yi waxu bi degré bu mu war a am ñu dindi degré yoonu ñu ne kullu du kullu yëpp alal umum ñu commencé di dugg di jël ay mbir yoo xam ne ñoom seen bopp suñuy xalaatitu dinañ xam ne lii du ab dalil mais non comme nit yi su fekkee da ngay suuxu moom loo gis rek mun nga kaa jàpp loolu moo tax ne genre xaali gay yi ni di dem di jéem a islaalu hadis boobu noonu wax wala atharu Umar boobu noonu ne amatil bidahaat yi pour jëfu ne loolu dafay bidaa xasana lay wax mais balaa ñuy ñëw foofu noonu est-ce que Umar ibn Khattab bidaa xasana la wax wala du bidaa xasana dinañ leen indi taxawaayu Aboubacar ak Omar ibn Khattab ak yenn ci saxaaba yi ci bidaa laa wax pour ñoom xaali gay ak jaxala yooyu noonu ñu xam ne nit soo nekkee ci bidaa munoo am lenn loo xam ne munoo am benn aaya wala benn xadis bu wér boo xam ne mun na laa défendre ci sa bidaa bi nga nekk loolu munta nekk kon suñu demee ci Bukhari Sahih Bukhari dañuy fekkee ci buntu bi nga xam ne dafa ñëw mu ne baabu qawlihi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim mu daal di indi foofu qissa boo xam ne moo doon jaar diggante Umar bunul Xattaab ak Aboubacar ak Zeyd bun Saabit pour ñu dajalee Alqur'an li lay wan ne boobu xissa boobu kese su fekkee ne ñoom xaali gay dañuy gestu te fekk gestu ngir yàlla tax dinañ xam ne kon ndekete yoo asaabu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën a soree bidaa ko ñëpp. xadis bi Omar ibn Khattab moo ñëw si Aboubacar mu ne ko gis naa ne gazwa xeex bi nga xam ne moom mooy murtadinu yi moom lañu kii ne ñu bare dee nañu foofu ñi nga xam ne ay jàngkat yi mag lañu dee nañu ci xeex boobu mais gis naa ne mun ngaa dajalee alquran mu ne wa inni la ara an tajmaa alquran mais xoolal Aboubacar lu mu tontu Aboubacar dafa ne kayfa af'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naka lay def nga may digeel ay pour ma def mbir boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam def ko parce que fii ni Aboubacar dafa jàpp ne kon lii su ko defee rek day dugg si bidaa moo tax mu ne mukk du def lenn loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam def ko mais Umar bin Khattab dafa ko ne huwa wallahi xayrun mu ne waati naa yàlla lii lu baax la du li nga jàpp lii bokkul ak bidaa ñii waxuñu fii xasana la wala bidaa xasana am ke mais dañuy xool ne affaire bi sax bokkul dugul sax si bidaa bokkul moo daa ne Umar bin Khattab commencé di leerale Aboubacar daal waane mu ne sharaha allahu lidalika sadri wa raaytu alladi raa Umar mais xoolal Aboubacar man wa Aboubacar moo gën ñëpp baadal anbiya amul kenn koo xam ne képp ku la ne
moom ab sëriñam wala kii ni moom moo ëpp Aboubacar daraja si àdduna ak alaaxira waxul la dégg mais Aboubacar ak darajam yooyu yëpp Omar ibn Khattab ak darajam bi nga xam ne moom la leen yonent wax te li yàlla joxe leen ko boo ñu ñëwee si Zeydu bun Saabit Zeydu dafa ne gis nga lu ñu montaay rey suñu ma ko joxe yéenu woon loolu moom ma gënaloon ñu ne naa dajale alquran mu daal di wax mu ne kayfa tafalaani ma lam yafaluhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar kilifa la moo nekkoon no xalifa tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam njiitu jullit ñi wa ma dalika ba mu ñëwee moom ak Omar ba ñu ñëwee si Zeyd yi dafa leen wax ne lan moo tax ngeen jëf-jëf joo xam ne yonent defu ko mais kon Xaali Gay waroon naa taxaw benn taxawaay te su fekkee ne yàlla dafa ko defal tawfiq balaa muy ñëw di défendre cheikhu bi nga xam ne moom la ñëw défendre ngañ Alpha dafa waroon ñëw ànd ak kii Alpha di wax cheikhu boobu noonu kayfa tafalu ma lam yafaluhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kayfa tafalu shay'an lam yafaluhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu moo gënoon mais xamiyatal jaahiliya boobu bi la jël te yow xam nga ne ki nga défendre ni munta taxaw si kanam Aboubacar mais wu maa dal ka ba mu ñëwee si Zeyd bun Thabit Zeyd dafa leen wax ne naka ngeen ni jëfu joo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam defu ko parce que lu tax Zeyd wax leen ne parce que yonent bi alayhi salaatu dafa leen ni yaru pour ñu topp dëgg mais yaru leen pour ñu topp ay nit yéen ñi nga xam ne dañ leen ni yaru pour ngeen topp nit moo tax ne yéen da ngeen di foog ne nit ki su juumee rek kon nit ki lu mu def rek dëgg bi foofu la féetee mais ñi nga xam ne ñoom la yonent yar dafa leen yar pour ñu dëppoo ak dëgg ñu ànd ak dëgg fu mu mun da feeñ ak nit ku noo mun da tolloo soo juumee balaa nga leen ni digali si leen il faut ñu xam ne d'abord loolu dafa dëppoo ak diine bi après ñu soog la nangul moo tax ne Aboubacar ak Omar ba ñu ñëwee si Zeyd bun Saabit nee na liñ koy digal yéenu montagne bu gën a rëy moo ko gënal ñu si li ñu koy digal pour mu jamu alquran mu daal di waane kayfa tafalaani shay'an lam yafaluhu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam après Aboubacar ñëw soogu di ko leeral di ko ne huwa wallahi xayrun mu ne falam azal uraaji'uhu xatta sharaxa allahu sadri lilladi sharaxa allahu lahu sadra abi bakar wa umar fa qumtu fa tatabactu alquran ajma'uhu min alriqa wal aktaaf wal usub wa suduri rijal hadis bi mu ngi Buxaari lii dama lay wane ne kon taxawaay bi nga xam ne moom la asaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam taxaw si bidaa ñoom ñu soree bidaa la du ñu def lenn loo xam ne xam nañu ne lii yonent bi alayhi salaam digalewu ko te du nekku si ay ndigalam lépp loo gis ne saxaaba yi def nañ ko yow su fekkee ne yow yaa xamul seen dalil nga noppi mais ñoom lépp li ñuy def si diine bi xamal ne ñoom am nañ dalil bu leer nañ ne si sunna ñëwuñu fi pour créer seen bopp si lenn waaw loolu laa bu nga xam ko wallahu almustaan kon su ko defee hadis bi nga xam ne moom laa leen indi nii lii leen la rek pour ngeen xam ne saxaaba yi nekkuñu di fooyee diine bi képp ku leen jàpp ne dañuy fooyee diine bi wala dañuy indi seen bànneex bakkaan wala dañuy def loo xam ne dafa leen neex rek si diine bi yow ku la gën a torox si àdduna amul te hadis bi tamit wan nañu ne saxaaba yi nit sa martaba nu mu kawe yonenti moo leen gënal foofu ak nit ñi du si xaret du si xalifa du si kenn Omar ibn Khattab moo njëkk a gis idée bi
mu ñëw si Aboubacar wax ko ne du ma def lenn loo xam ne yonent defu ko mais boo ñu demee boo waxtaan ñu xam ne lii jooyul lenn du mbir la boo xam ne diine da ko tere ñu daal di nangu def ko waxuñu fii ay bida xasana la wala bida nangam la te du bida tam képp ku jàpp ne lii ab bida la sa xel moo tëppul parce que loo xam ne ay waraxa la ñu bindee ko fu nekk nga ñëw rek di boolee ko kan mooy wax loolu parce que nit ñi ñu ngi koy mokkal minal bidaay la nihaaya ñëpp mu ngi seen bopp ñëw bindi ko nii rek nga bëgg a wax ne loolu kii la non mais suura bi moo leen xawoon jaaxaleen moo tax ne ñoom dañuy jàpp ne mais finalement yàlla wan na leen ne lii du ab bidaa te waxu jooju ne amul kenn ku ñu xam si saxaaba yi boo xam ne contour na loolu kon mu nekk ijma u saxaaba loolu benn la beneen bi ñoom ñaare boo ñu ñëwee ñoom ñaare kilifa yooyu noonu parce que amul kenn ku nekk si saxaaba yooyu noonu ku gën si ñaar yi ku am kilifteef si comme si ñaar yi ñu ñëw si koo xam ne amaana si xale yi ndaw yi la bokkoon mooy Zeyd bun Saabit mu ñëw mu ne leen lu tax ngeen jëf joo xam ne yonent bi alayhi salaatu jëfe ko foofu ngay war a xam ne kon ñii dañu leen ni yarun boo xam ne même sooy jël seen bakkan du tax ne ñu topp la si loo xam ne dafay wuute ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu benn la soo demee si ba tey si Marwazi da ngay fekke foofu benn xadis boo xam ne c'est benn asar boo xam ne Omar bunul Xattaab lañ ko jële Abdullah ibnu Ukaym moom mooy wax ne Omar bunul Xattaab da doon wax ne inna asdaqa alqiil qiilullah wa inna axsana alhadiyu hadiyu muhammadin wa charra al umuura muxdasatuha Omar bun Xattaab da doon wax ne waxu bu gën si waxu yi mooy waxu yàlla yoonu bu gën si yoonu mooy yoonu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais mbir yi nga xam ne moo gën a bon mooy li ñu sos hadis bi athar bii ni ibnu abdul barri indi na ko si jaami bayaanul ilmu fadli yi laalakaay tamit tudd na ko si sharhu i'tiqaad usul ahli sunna wala sarf usul i'tiqaad ahli sunna xaw ma kon bi lay wane ne kon Omar bun Xattaab bi nga xam ne moom la ñoom xaali gay bëgg jaaraleenoo di saxal bidaa xasana moom Omar moo ne wa charral umuur muxdasatuha li gën a bon su mbiri mooy mbiri mi nga xam ne dañ kaa sos moo la ne kon Omar bun Xattaab du musa sos abadan bal du musa soññal nit ñi pour ñu sos asar bi asar bu wér la wallahu alam kon xaali gay demal wutu keneen koo xam ne moom moo lay daganal bidaa xasana bi nga xam ne moom ngay bugg a saxal mais dama ne diine bi nga xam ne moom la yónnee yàlla yónnee Muhammad ibn Abdullah Aboubacar nekk xalifam Umaru topp si ñëw ba si Usmaan ak Aboubacar kooku diinoom bidaa xasana amu fo lépp dafa leer képp ku ko waxu dëgg munoo indi benn dalil bu lay wane xanaa nit yi gis lii du dëgg comme loolu dafa bari si tasawuf jàkkaarloo ak nit ñi waxu leen lu amul gisima benn kuréel bu dàq si tasawuf nit yi toog jàkkaarloo ak nit ñi ñu xam mu leen di wax ju xam ne moom si boppam xam na ne ñii xam nañ ne lu mu wax amul mais loolu dérange wu ko loolu moom ñoom mun nañu tëbu nu waaw ni amateur bi daate asana loolu bi daa asana la dugg na fi gën a fi mais au fond soo demee si téere yi ak lii am da ngay fekkee ne amul benn saxaabi laa la wax de bu lay saxal bi daa asana amu fa
ñoom ñëpp bidaa dañ kaa jàppee dalaala mu ngi nii d'abord si Omar bun Xattaab bi nga xam ne moom nga bugg istidlaaloo si ay waxam boobu te wax jooju dinañ léegi nañ ñëw si beneen ne ponkal boo xam ne ponkal la si saxaaba yi mooy Xuzeyfatu bunul Yamaan Xuzeyfatu bunul Yamaan soo demee si Sahih Buxaari soo demee si Sahih Buxaari da ngay fekke foofu benn xadis boo xam ne benn asar boo xam ne de ko jëlee si Xuzeyfa moo yore woon na amaana yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala moom yore woon na sirru nabi sallallahu alayhi wa sallam moom la yonent wu xamal ñan ñooy munaafiquun yi jamono jooju si Madina. Xuzeyfa dafa ne yaa maachara al qurra istaqimu faqad subittum sabqan baida fa in axastum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan baida. da doon wax ne mu ne yéen ñi nga xam ne ay njàngkat lañ wala jàngalekat yi ngeen istaqimu mandu leen si yoonu bi de topp leen si yoonu bu jub bi de faqad subiqtum dañ leen raw de mooy yoon saxaaba yi dañ leen raw bu sore yi si ngeen su ngeen ne toppee yoonu bu jub boobu noonu ngeen di jub de mais su fekkee da ngeen dem gauche ak droite xamal ne da ngeen di sànku bu metti kon loolu moo lay wan ne kii nii hadis bi asaru bii nii tamit lu muy dëgëral rek mooy subulu boobu bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam def ko tracé si saxaaba yi kon lii moo lay wan ne tamit asaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn si ñoom koo xam ne dafay négocier si mbirumu bidaa ak bàyyi yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ jógee si Xudayfa dinañ ñëw si Abdullah ibnu Abbas wala Abdullah ibnu Mas'ud moom dafa ne indi na hadis yi bare indi na riwaaya yi bare ñëw na si moom te riwaaya yëpp wér nañu li ma lay indi nii mu ne inna ahsana alhadis kitabullah wa ahsana alhadi hadiyu muhammadin wa sharra al umur muhdasatuha comme ni mu ñëwee si ahadis nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon ñoom ñëpp dañuy xam ne lu gën a bon si àdduna mooy muhdasatuha moo tax ne kii yonent bi alayhi salaam boobu ne man ahdasa fi amrina haza fa huwa raddun man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun lépp loo xam ne dañ kaa sos si diine bi loolu dañ la koy delloo des fois damay dégg yeneen jaxala ñu ne la waa mais lii mu ngi fo mu defa ne lu fa nekkul allahu almustaan li fa nekkul moo tax ñu ne la da nga sos moo tax dañ ko sos mooy maali sa mine loolu taakiri la rek si muhdasa bi wala beneen bi sax mun na laa woon ne comme am na loo xam ne nit ñi yow nga nekk si borob boo xam ne ñooñu xamuñu ko yow nga leen wan ne sunna bi loolu du dugg si bidaa bu bon lu dugg si lu bon bi mais lu loolu bu boobaa si bidaa luga lay dugg mais muhdasaatu moom mooy lu ñu sos si diine bi moom loolu moom lépp lu bon la loolu saxaaba loolu la ñu wax gis ngeen ko si Abdullah ibn Mas'ud fi indi nañ leen waxu Omar ibn Khattab bi tamit kon amul foofu loo xam ne ñu ne lii lu sos la lu rafet la loolu amul foofu am na beneen riwaaya encore Abdullah ibn Mas'ud de même chose la wax mu ne inna ahsana al-hadis kitabullah wa ahsana al-hadis hadiyu Muhammad wa sharra al-umur muhdasatuha am na beneen riwaaya boo xam ne moom dafa ne sharrul umur muhdasatuha ala wa kullu muhdasatin bid'a mu ne lu gën a bon mooy li ñu sos mais bid'a boo gis ab réer la ab muhdasa boo gis wa kullu muhdasa bid'a lu lépp lu ñu sos ab bid'a la am na beneen riwaaya bu ñëw ba léegi Abdullah ibn Mas'ud mu ne
ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah mu ne topp leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp leen athar yi de faqad kufitum ñi nga xam ne ñoo fi jàll seen mbir loolu mun na leen doy war na leen doy ngeen bañ a sos mu ne wa kullu bid'atin dalal wala tabtadi'u bu leen sosu dara ittabi'u wala tabtadi'u ittabi'u topp leen athar wala tabtadi'u bu leen indi bid'a bu leen topp li ñu sos faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala bid'a boo gis ab sankute la loolu waxu Abdullah ibn Mas'ud la wallahu musta'an ba tey Abdullah ibn Mas'ud mooy fii muy wax ne kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar kon nga gis ne yonent bi alayhi salaatu sahaaba mi amuñu négociation ak bid'a benn yoon bépp bid'a lu bon la bépp muhdasa bid'a la bépp bid'a sankute la nee na sankute bu nekk safara lay yóbbu boromam wala iyaazu billah suñ jógee si Abdullah ibn Mas'ud nañ ñëw si Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Omar tamit xaali gay moom la defoon si benn si gànnaayam ba muy bëgg saxal ne bida hasana parce que nee na kooku dafa indi benn wax wahdahu la sharika lahu moom moo ko indi si tashahud si tahiya parce que am na riwaaya bu wax loolu foofu la bëgg baase woo ne pour gémma woon na ni ne loolu ab bida hasana la dinañ si ñëw mais dama ko ne na dem wutu feneen na dem làqu si ginnaaw keneen mais du Abdullah ibn Mas'ud du Abdullah ibn Abbas du Abdullah ibn Omar bul fàtte ne baayam moo ne lu génneel bon mooy bidaa mooy lu ñu sos moo tax ne moom tamit dafa ne fii nii dafa wax fii nii kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-naasu hasana nee na bidaa boo gis ab sankute la même su fekkee nit ñi dañu ko gis ne dafa baax xam nga yàlla subhanahu wa taala des fois day jaarale dégg si làmmiñi kenn suñu baax surtout saxaaba yi pour mbir yi nga xam ne dafa war a ñëw xam nga est-ce que jamono Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Omar jamonoom nit ñi dañ doon wax bida hasana wallahu alam parce que jamono bida commencé na di feeñ mais tey la génne leer xaali gay ibnu Umar dafa ne bida boo gis ab sankute la même su fekkee ne ñi ko gis nit ñi gis nañ ne lu baax la donc gàmmu ab lu bon la même su fekkee ne yéen gis ngeen ne gàmmoo lu baax la parce que bidaa la yonent defu ko alayhi salaatu wasalaam loolu mooy wax Abdullah ibn Omar ñu ñëw si Abdullah ibn Abbas nga fekkee ko muy wax ne alaykum bil istiqaama wa ittibaa'i al umaraa wal athar wa iyyakum wa tabaddu mu ne góor leen ngeen ni mandu di yéem si diine bi ngeen topp njiitu yi ak athar mooy xadis yonent bi alayhi salaam mooy ngeen topp sunna mu ne moytu leen ne di bidaa moytu leen si bidaa wala ak créé loolu la ibnu Abbas wax hadis yi asaru yëpp asaru bu wér la mu ngi si sunna kitaabu sunna lil Marwazi ba tey am na beneen asar bu ñëw si ibnu Abbas nee na inna abghada al umuri ila allahi al bidaa nee na yàlla mbiri bu gën a bañ loolu mooy bidaa moo daa ne su kenn bëgg ñëw fii nii bëgg gëmloo nit ñi ne sahaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañuy def ay bidaa sana wala yow dañ laa war a yar parce que da nga yareti wala imma da nga xamul dara
mais yonent bi alayhi salaam sahaaba mi négocié wuñu dara si bidaa. indi naa la ñi nga xam ne mag nañu si sahaaba yi mooy Aboubacar ak Omar ak Huzayfa ñoom ñëpp di moytundiloo pour defu si diine loo xam ne yonent bi alayhi salaam defu ko. ma indi lay ñu mel ne comme Zayd mu nekk xaafid mu nekk kaatibul waxyi li nabi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk musaaf bi nga xam ne moom moo jiite woon commission bi nga xam ne ñoo dajalee musaaf muy moytandiloo nit ñi pour def loo xam ne yonent bi alayhi salaam defu ko. ñi nga xam ne ñoom ñoo mun nañ jàpp ne siraaru saxaaba lañu ibnu Mas'ud saddu siraar minal kibaar moom tamit xam nga ne lu mu wax si bidaa. nga ñëw si siraaru saxaaba Abdullah ibnu Umar ak Abdullah ibnu Abbas aydan te ñu nekk ñi siiw ñi gën a mujj si saxaaba yi ñoom ñëpp di wax ne bidaa lu bon la. léegi kan mooy ñeme yàlla ba toog di tey di ñu gëmloo nii ne bidaa sana am na parce que nga ne dañ koy jëlee si saxaaba yi loolu waxu benn dëgg. su ñëwee si taabiin yi masalan dinañ fekkee benn ponkal wax na Umar ibn Abdul Aziz la moom da doon wax ne moom daal même su fekkee dañuy jël si ay cëram mu daal di dundal sunna di rëy bidaa loolu lu yomb la si moom si yàlla même su fekkee ne ay cëram la ñuy dindi. mu ne law kaana bi kulli bidaatin yumiituha allahu ala yadi wa kulli sunnatin yunishuha allahu ala yadi bidaatun min laxmi xatta yaatiya axiru dalika ala nafsi la kaana fi llahi yasira. ça veut dire que même suñu jëlee bakkanam fekkee moom mu ngi dundal sunna di rëy bidaa loolu lu yomb la. kon bi lay wane ne ban jamono la ñuy dafa rafetal bidaa si àdduna. am na beneen ne riwaaya sa mu bindi moom moo bindi di yemale ko si nit ñi si goxu yi di leen di wax ne laa raaya li ahadin maa sunnatin sannaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ku am ay ab xalaat si lenn loo xam ne yonent bi alayhi salaam moo ko sunnale nit ñi moo xam ne yonent moo ko nga bëgg indi sa xalaat yonent bi alayhi salaam nee na kullu bidaatin dalala nga bëgg ñëwul gëm loo ne non laysa kullu bidaa dalal waaw kullu dugg na fi génn na fi waxoo dëgg de bidaa boo gis lu bon la loolu mooy waxu saxaaba yi. wallahu taala alam. waaw mbokk yi lii mooy poème bu njëkk bi nga xam ne moom laa leen bëgg indi mooy taxawaay saxaaba si bidaa yaakaar naa leer na. ñoom ñëpp di moytandiloo nit ñi defu diine si diine loo xam ne yonent defu ko. indi nañu leen wax Aboubacar waxu Omar waxu Zayd waxu Huzayfa waxu Ibn Mas'ud waxu Ibn Omar waxu Ibn Abbas teg si Omar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne taabeen bu mag la encore. suñu temps su fi temps moo amul sinon mun nañu leen indi ñu bare ñi nga xam ne dañ koy wax si salaf di mooy tondaloo nit ñi si bidaa. kon imam Malik am na waxu bu siiw yenn ahlul bidaa dañ ko bëgg suufel di ne wérul te fekkee waxuñu dëgg fu muy wax ne képp koo xam ne danga sosu ab bidaa nga jàpp ne bidaa xasana la yaa ngi tuumale yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ne dafa nëbbu risaala aw kama qaal. imam Shafii ñoom ñëpp am nañu taxawaay ak ahlul bidaa am na fu ñuy leerale nit ñi pour nit ñi topp sunna donc loolu nëbbul kenn dinañ ñëw parce que ñi bare dañuy bootu ginnaaw imam Ahmad imam Shafii tamit ñu ne dafay taqsimi bidaa ila xasanatin wa sayyi'a
te fekkee ñoom ñoo xamul dara sinon duñu wax loolu. kon dinañu dugg ci beneen côté bi nga xam ne moom laa leen ne junju sànq mooy fu xaali gay di jéema boot pour saxal wala indi ay dalil ne bidaa sana am na. bokk na ci waxu Omar ibn Khattab bi nga xam ne dafa siiw ci moom mooy ni'matil bidaa hadihi moom xaali gay sa yaakaar naa noonu la ko waxee soo demee Sahih Bukhari bidaa ni'mal bidaa la wax. loolu naka la demee Omar ibn Khattab d'abord yonent bi alayhi salaatu wa salaam jamonoom ci Ramadan jiite na ay nit ñi ñetti fan mu daal di bàyyi dafa ragal ne pour ñu faratal ko ku amoon no yërmande la ci xeet mi pour ñu bañ a faratal ci kaw nit ñi faratal julli naafila weeru koor te nit ñi duñ ko mun loolu moo tax mu arrêté ko ba mu fi jógee nit ñi dañ doon julli mais ba mu fi nekkee sax nit ñi dañ doon julli parce que am na ay riwaaya yu ñëw yoo xam ne nit ñi dañ doon julli des fois Kaabu sax da doon jiite foofu ci jamono yonent Ibn Abdul Barri indi na benn riwaaya ci loolu wallahu alam mais ñu dañ doon julli ñaari nit ñetti nit wala ñaar wala benn Omar ibn Khattab gis nañ mu ne ñii daal su ma leen mun a dajalee ci benn imam moo gën mu daal di jël engagement après 3 jours ba pare ba mu xalaat léegi Ubay di jiite ñu ne mu toog benn jour ba xaaju guddi mu ñëw xool gis leen ñu ngi julli mu daal di wax ne ni'matil bid'atu haadihi mooy riwaaya bu gën a siiw ñu daal di dem ne mu ne kon bidaa bi nag baax na lool lii ab bidaa la boo xam ne bidaa bu baax la masalan waxu ji la ahlul bidaa ñoom xaali gay ak ñu mel noonu ñi nga xam ne dañuy bugg nax nit ñi pour saxal bidaa sana surtout gàmmoo yi nii ak daje yi nga xam ne dañ koy def te fekkee ma anzalna biha min sultaan mais comme li ma la wax toujours ñoom dañuy am pas-pas après waru dalil moo leen di yóbbu ñu indi di jàpp ay mbir yu suufee yi yoo xam ne soo gëstu da ngay xam ne fi nga bëgg jàppee du jàppukaay parce que ñoom seen gëstu su amee tuuti dama lay wax benn ak kii ne xaali gay soo demee ci tabaqaatul kubra li ibnu Saad da ngay fekk riwaaya boo xam ne da lay leerale riwaaya bare bu lay wane muraadu Omar ibn Khattab ci wax jooju boo demee foofu ba muy tarjama Nawfal bun Iyaas al-Hudali ibnu Saad dafa ne Omar ibn Khattab ba mu kiyee loolu ba mu ñëwee dafa ne la in kaanat haadihi bidaa la ni'matil bidaatu hiya su fekkee ne lii ab bidaa la kon de bidaa lu baax na bidaa bi baax na suuf chart la indi la in kaanat haadihi bidaa kon te hadith bi sanaduhu saxiix atharu bii di sanaduhu saxiix ila Nawfal am nañu wax ci moom si kii ni ñu ne léyin masalan Ibn Hajar dafa ne maqbul su fekkee ne am na infraad mais bul fare moom xissa bu muy wax fii ni fekkee moom moo nekk ci jotaay boobu kon qawluhu yutabar fi hada al makan fi hada al qissa parce que moom dafa ne
kunna naqumu fi ahdi Umar ibn al-Khattab firqan fi al-masjid fi Ramadan haahuna wa haahuna ñu ne ñun nekkoon nañu si jamono Umar ibn al-Khattab ay kuréel kii di taxaw fale kii di taxaw fale fa kaana annaasu yamiluuna ila ahsanihum sawtan mais nit ñi dañ doon topp ki gën a leer ki gën a neex baat fa qaala Umar ala araahum qad ittaxadu alqur'ana aghaniya wala ala uraahum qad ittaxadu alqur'ana aghaniya gis est-ce que ñii dama gis ne ñii dañaa jàpp alqur'an si comme ay woy ama wallahi la in istata'tu la ughayyiranna hada mais su ma xamee ne dinaa changé lii mu ne qaala falam yamkus illa 3 layaalin hatta amara ubay ibnu Ka'b fa salla bihim summa qaama fi aaxiri sufuuf fa qaal la in kaanat haadihi bid'a la ni'matil bid'a hiya. kon lii moo lay leeral ne ñoom Xaali Gay ay fuufule lañuy jàpp pour bu jéem a saxal ne Omar ibn Khattab riwaaya bi si boppam dafa ne bii ni dafa ne su fekkee ne lii bidaa la mu indi charte kon la ni'matil bidaa hiya mais du bidaa abadan lu tax du bidaa ci sharia loolu dinaa la wan ne lan la borom xam-xam yi wax si waxu Omar ibn Khattab fii d'abord Ibn Abdul Barr ñoom dafay wax ne d'abord Omar ibn Khattab sosul fi dara mu ne indi lu dul lu yonenti indi sunna parce que yonent bi alayhi salaam moo doon def yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo doon def julli bi kon ba mu ko bàyyee ragal ne bu ñu bañ a ko faratal si la ko arrêté kon gannaaw ba mu fi jógee kon moom Omar ibn Khattab ñëw motal parce que liñ doon ragal nekkatu fi moo daane mu ne lam yusann Omar min dhalika illa ma sannahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yuhibbuhu wa yardaa Omar ibn Khattab deful fi lenn loo xam ne lu dul lu yonent bëgg te sopp ko te gërëmu ko kon Omar ibn Khattab iddul fi dara kon su fekkee ne Omar ibn Khattab bi njëkkewul def lii nii su fekkee ne dafa la ne lii bidaa la loolu moo lay wane ne kon bidaa la boo xam ne du bidaa sharia surtout su fekkee moom dafa indi charte la in kaanat haadi bidaa moo tax ne Ibn Hajar al-Haytami fi fatawa al-hadisiya moom dafa ne wa qawlu Umar ibn Khattab fi tarawih ni'mati al-bid'a hiya arada al-bid'ata al-lughawiyya wa huwa ma fa'ala ala ghayri mithali kama qala ta'ala qul ma kuntu bid'a min ar-rusul ne wa laysat bid'atan shar'an fa inna al-bid'ata ash-shar'iyya dalala kama qala sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy mbir yi nga xam ne nit ñi war nañu ko xam bidaa bi nga borom xam-xam li ñuy jàpp ne waxu Omar ibn Khattab bi boobu mooy bidaa fi lugha parce que loolu mbir yi la boo xam ne yonent def na ko alayhi salaatu wa salaam kon moom bidaa si lugha lay wax loolu dinaa ko la ko leerale si waxu Ibn Hajar al-Haytami incha allah léegi gis nga li Ibn Abdul Bari wax si waxu Omar ibn Khattab bi jooju ak jëfam bi nga xam ne moom la dajalee nit ñi mu ne Omar ibn Khattab jëfewul lenn lu dul lu yonent ci def alayhi salaatu wa salaam te jëf joo nee na yonent de kaa sopp da kaa bëgg da kaa gërëm mais li tere yonent bi alayhi salaam continuer nee na dafa ragal ne ñu faratal ko si ummam parce que yonent nag wa kaana bil mu'minina raufan rahima daal di ku am yërmande la si jullit ñi mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu génne àdduna Omar gis ne li tax yonent bi bàyyi arrêté loolu amatu fii diine bi kenn du yokk dara kenn du wàññi dara moo tax ne moom mu ñëw di ko dëkkal mu ne aqaamaha linnaas wa ahyaaha wa amara biha nee na boobu atum
14 la si hijriya mu ne wa dhalika shay'un dhakharahu Allahu lahu wa faddalahu bihi wa lam yalhamuhu Aba Bakar wa in kana afdal wa ashadda sabqan ila kulli khayrin bil jumla wa li kulli wahidin minhuma fadailun khassa biha laysa li sahibi khassa biha laysa li sahibihi mu wane ne lii loolu sax ab ngëneel la boo xam ne yonent yàlla subhanahu wa taala moo ko dencale Umar ibn Khattab Aboubacar amul woon loolu donte ne Aboubacar moo raw Omar si bare si ay yiw nee na kenn ku nekk si ñoom nag yàlla dafa la baaxee si ngëneel boo xam ne sa morom amu ko kon lii mooy waxu boroom xam-xam yi si waxu Omar ibn Khattab jëf Omar ibn Khattab boobu noonu ak waxam di ne ni amatil bidaa di loolu bidaa li wér foofu sax maana bi mooy su fekkee ne nekk na bidaa su fekkee ne sax bidaa la donc bu boobaa bidaa lan la fi luga la loolu kan moo koy leerale mooy Ibn Hajar al-Haytami lu tax ma indi waxu Ibn Hajar al-Haytami parce que ab suufiyanke la comme niñ koy waxee te tamit ñoom Xaali Gay duñu bañ ay waxam moo tax ne ñu bàyyi ñeneen ñi ñu daal di indi waxu Ibn Hajar mii waaw donte Ibn Hajar indahu taamaati kabira jiddan fi si pas-pas ak leneen donte ne tamit borom xam-xam la tamit waaw rahimahullah moom Ibn Hajar al-Haytami moom dafa ne si futuhaat si fatawa al-hadithiya mu ne wa qawlu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fi tarawih ni'mati al-bid'a hiya arada al-bid'ata al-lughawiyya mu ne Umar ibn al-Khattab waxam boobu noonu ni'mati al-bid'a hiya nee na lu mu jubulu foofu mooy bid'atu lugha nee na bid'a lugha mu ne wa huwa ma fu'ila ala ghayri mithaalin mooy loo xam ne dañ ko kii ni fekke amul woon misaal mu ne kama qaala taala qul ma kuntu bid'a min ar-rusul nekk ma woon ku njëkk si yonent yi xam nga moom li mu la bëgg wax fii nii mooy fii nii ma kuntu bid'a min ar-rusul loolu mënoo kaa déggee lu dul al bid'a fi lugha mabdu'a fi lugha donc qad yaati al kalima bid'a tu'na biha al bid'a fi lugha moo tax moom nee na arada al bid'ata al lughawiyya Umar ibn Khattab su waxee ne ni'matil bid'a hiya nee na loolu lu mu jubulu mooy al bid'a fi lugha loolu la Ibn Hajar al-Haytami wax si téere bi nga xam ne mooy al fatawa al hadithiya mu daal di wax ne mu ne wa laysat bid'atan shar'an mu ne nekkul jubuluwaayam nekkul si bid'a si sharia mu ne fa inna al bid'ata shar'iyya dalala bid'a boo xam ne si sharia la ñu ko jubulu nee na loolu ab dalala la kama qaala sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko yonent waxee alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam Ibn Hajar Haytami daal di wax ne wa man qassamaha min al ulama ila hasanin wa ghayri hasanin fa innama qasama al bid'ata al lughawiyya wa man qaala kullu bid'atin dalala fa ma'nahu al bid'atu ash-shar'iyya nee na képp ku la xaajale bid'a di hasan ak budul hasan nee na loolu bid'a si lugha la mais képp ku la ne bid'a kullu bid'atin dalala moom lu mu bëgg lu mu jubul mooy bid'a fi sharia kon lii la Ibn Hajar taqrir kon moo tax ne mu ne gisoo saxaaba yi ak taabiin ñoom ñëpp dañaa inkaar pour nit yi noddu si lu dul salawaatul xamsa bu ko moo xam ne ay day ni la masala foofu amul ay nodd ci nodd lu baax la lan moo tax ne nit ñi du mun a noddu si
si julli kii julli ayit parce que yonent musul ko def xam nañ ne kon loolu foofu noonu war fa nekk soo ko dugalee da ngay indi bidaa kon Ibn Hajar Haytami lu mu def fii nii ma jàpp ne loolu la ñoom xaali gay bàyyi war a bàyyi xel mooy Shaafi'iyya yi nga xam ne dañuy wax ne al bidaa tanqasimu ilaa hasanaatin wa sayyi'a wa makruh wa mubah ñoom bidaa fi luga la ñu jubul ahadis yi ñëw kullu bidaatin dalaala bidaa shariya la ñuy wax du bidaa fi luga la ñuy wax waxu Omar bun Xattaab bii nag moom tamit si bidaa bi si luga bi la dugg parce que mustahil ñëpp xam nañ ne Omar bun Xattaab du moom moo njëkkee jiite du moom moo njëkkee jiital nit ñi si jumaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam bal yonent def na ko dafa ko tere defaatu ko mais waxul kenn ne bu leen ko defaat kon loolu la kon su Umar ñëw mu ne bidaati ni'matil bidaa haadi kooku dañ ko war a yóbbu si bidaa si luxa parce que mustahil an yakuna bidaa fi sharia li annahu subiqa ilayha mais dama la ne riwaaya bu nekk si boppam si tabaqaatul kubra moom mooy jeexal werante bi parce que foofu dafay saxal ne charte la indi su fekkee ne nekkoon na mais nekkul du bidaa abadan du bidaa fi sharia abadan wallahu alam léegi nañ ñëw si mbir yi nga xam ne ñoom xaalu gay dañ si làqu tamit pour jéem a saxal bidaa hasana toujours damay wax ne gis nga yàlla subhanahu wa taala su setaane nit li koy njëkk gaañu mooy ay góor-góoru boppam ay góor-góoru personnel am moo sànku tasawuf mais moo sànku ahlul bidaa ba dem nañu sax fi ñu war a toog sax di xalaat di gëstu duñ ko def yaakaar naa ku xalaat tuuti aqalise da nga mun a ràññee da ngay xam ne kilifa jamono ba muy dund ak nit ñi day wuute ak jamono bi nga xam ne nekku foofu surtout ki nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom dañaa dem di xool ne loolu yëpp day delloo naka si li ma wax am pas-pas ba pare dem wóor dalil ñu dox di fekkee ñu ne am na benn saxaabi bu ñuy wax ne masalan Rifaat ibn Rafi az-Zuraqi radiyallahu anhu moom dafa ne daal nañu ñu ngi doon julli ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu yëkkati jógee su rukoo mu daal di wax ne yonent ba mu wax ne sami allahu liman hamda am na ku wax si ginnaawam am na ñu wax ne sax rifaa boobu la mais waa ji wax ne rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarak après ba ila axiril hadith léegi ñu ne waxu jooju noonu waa jooju ba mu ko waxee ne yeneen yëgu ko woon te moom moo ko njëkk wax ak genre ak ñu mel yii dañu des fois dañuy indi Bilaal ñaari rakkaam yi doon julli bon moom si boppam xaali ba mu tuddee hadis yi démb dafa wax ne indi na benn tontu boo xam ne loolu mooy tontu bi moo tax ne du ñu guddal fii mooy boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko saxal kon loolu lañu lay wax rek gis nga il faut ngeen comprendre jamono tashriya ak budul tashriya mooy jamono jooju aaya day wàcc di
tere di tambih yonent wala wax yi day ñëw di tambih yonent bi alayhi salaatu salaam su fekkee ne nit ñi ñu ngi def loo xam ne naka sudul noonu nit mun na def benn affaire boo xam mu jàpp ne lii lu baax la mu def ko parce que loolu jamono tashri la amaana yàlla de ko bugg jaarale si moom mu tashri a waxu jooju wala pour tambi affaire mu ñu teree ko donc loolu moo fa nekk da ngay fekk yonent bi alayhi salaatu ab sahaabi jëf kanamam loo xam ne naka sul noonu mu daal di jubanti ko kon ku gàtt xel kese moom moo bëgg jàpp ne yonent bi alayhi salaatu ñi doon def ñu baaxee ñi doon def si kanamam lépp lay saxal déedéet am na yoo xam ne saxal na ko mais am na loo xam ne da ko bañ te ñëpp si jaamu yàlla la ñu jëm kon foofu lañ lay wax ne sunna dafa am ay xaaj taqrir yi da si dugg comme moom si boobu xam na loolu mais li ma gën a jaaxal moom ba mu waxee waxu yi nii dafa indi waxu Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas boobu noonu moom Abdullah ibn Omar moom da si teg ne mu ne yonent ba mu faatu xaalis gi waxu dëgg riwaaya boobu amul fenn fu mu ñëw fu ma gisi man buy wane ne gannaaw ba yonenti faatu la Abdullah ibn Omar dugalee waxu jooju si ñaani bi si tashahud mooy ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ñu ne Abdullah ibn Omar dafa ne moom moo waxu jooju sinon li nga xam ne moo ñëw si yonent bi ashhadu an la ilaha illa allah moo foo nekk amul wahdahu la sharika la moom nee nag ba yonenti faatu waxul dëgg parce que Abdullah ibn Omar waxul loolu Abdullah ibn Omar waxul loolu su fekkee ne Khalid Gueye am na riwaaya buy wan ne Abdullah ibn Omar moo ne gannaaw ba yonenti faatu la wax jooju na ma ko indi kon su fekkee ne amoo loolu da ngay tëj sa gémmiñ boo gisi dalil lu dul loolu dañ koy dugale si sunanu taqririya parce que bu boobaas bu dul loolu da ngay topp sa bànneex ak njort inna dana nag akdabul xadis la bàyyi leen di waxu lu leen leerul bëgg sos taxul ne nga waxu lu dul dëgg Abdullah ibn Omar moom moo ne kullu bidaatin dalala wa in raaha nnaasu hasana nga bëgg gëmloo nit ñi ne moom gannaaw bu yonent bi demee génne àdduna la moom saxal ana dalil maa ngi lay xaar nga indil ma firinde si loolu te waxoo dëgg soo demee si Muwatta da ngay fekkee riwaaya boobu noonu sax na an Aïcha radiyallahu anha bal Ibnu Hajar si boppam si Fath nee na thabatati ziyaada fi riwaayati Abi Muusa inda Muslim donte ne man bu ma demee foofu gisuma ko mais Muwatta mu ngi foofu si riwaaya an Aïcha mawqufan si Aïcha suy julli loolu lay def foofu ngay xam ne kon loolu si sunan taqrir yi lay dugg beneen bi tamit day nekk ay ijmaau saxaaba parce que gisuñu benn saxaabi boo xam ne dafa leen ko tere am na loo xam ne soo xamul dara da nga war a noppi gis nga man wax naa leen seen bidaa munoo leen am lu leer pour défendre ko abadan parce que alxaqu laa yudafa an il baatil abadan non moo daa ne seen baatil yi ngeen nekkee ne munoo leen am lu leer pour défendre ko fépp fu ngeen waxee soo demee fa da ngay wax ne da ngay meew rek mais amoo lenn loo xam ne de nit mun na ko jàpp kon demal làkk waay feneen demal wutu fooy ngay làkk mais munoo làkk si ginnaaw Omar ba mu ne lu gën a bon mooy muhdasaat munoo làkk si ginnaaw Abdullah ibn Omar parce que dafa ne bidaa bu nekk ab réer la même su fekkee nit ñi gis nañ ne xasana la ban saxaabi nga mun a làkku encore te ñoom ñëpp gis nañ ne ñu ngi wax muy wax ay hadis yu leer ne ay athar yu leer ñuy wax ne bidaa lépp lu bon la kon foofu nga war a xam loolu
li lay wan ne saxaaba yi dañ doon def ay mbir ñoom ñu xam ne su fekkee ne aaya wàccul même su fekkee ne yonent gisu ko ñeen dañuy jàpp ne ñoom dañuy jàpp ne loolu lu baax la nga dem si waxu jaabir bi nga xam ne dafa xaw a siiw képp kuy topp yaakaar naa si xam-xam da ngay xam ne baabu azil jaabir dafa wax ne kunna na'zilu wal qur'an yanzil soo demee si sahih muslim ba mu indi riwaaya bi dafa ne zaada ishaaqu qaala sufyaan law kaana shay'an yunha anhu la nahaana anhu al qur'an moo lay wane ne lépp lu saxaaba yi doon def jamono jooju loolu su fekkee ne terewuñu leen rek nga xam ne loolu yàlla si boppam mooy iqraar loolu moo tax ne muy wax ne ñun dañ doon azil alquran day wàcc pour ñu wan leen su fekkee ne loo xam ne dañu war a tere dinañ ñu tere en même temps soo demee Sahih Bukhari dangay fekk Ibn Omar ba tey muy wax ne kunna nattaqi alkalaama wal inbisaata ila nisaa'ina ala ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam haybatan an yunzala fiina shay'un falamma tuwuffiya nabi sallallahu alayhi wa sallam kallamna wa mbasatna nee na ñoom dañ doon bëgg bañ yaatal si jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam si wax dañ doon bañ yaatal si wax ak seen soxna yi xëy na dañ doon ragal ne alquran ni wàcc di leen ŋaññi si seen kii ne ak seen soxna yi mais gannaaw ba yonent génne àdduna ñoom dañuy wax lu leen neex ak seen soxna yi dañuy yaatal seen kii ne ak seen soxna yi parce que léegi aaya dootul wàcc waxay dootul wàcc. kon lii mooy réalité bi ashaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu ñu doon def ci jamono bu yonenti dundoo loolu suñu leen ko terewul rek loolu ci diine lay dugg su fekkee ne ci wàllu diine lay wala mu dekk mu baax parce que am na mbir yu bare ñëw na tere nañu leen ko loolu hadis bu gën a siiw si loolu mooy ñetti nit yi nga xam ne dañaa ñëw si soxna yonent bi di leen laaj kii nee na moom dootul nelaw guddi day naafila rek kii nee na moom dootul naan ndox day wóor rek kii nee na moom sax day bàyyi ay soxna yonent bi alayhi salaam ba mu déggee loolu dafa leen di tere te loolu lu baax la si gis-gisi nit koo xam ne mu ne man wóor rek laay def loolu ab jaamu yàlla la mais yonent ci dafa leen tere nee na dafa loolu dafa wute ak sunnam fa man raxiba an sunnati falaysa minni léegi yéen ñi gàmmoo xam ngeen ne yéen ak yonent bokkoo leen dara parce que yonent bi alayhi salaam la gàmmoowul ngeen ne force yi foog ngeen gàmmoo loolu bidaa la. Muaz bun Jabal yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon julli ak Muaz day jógee fële dem jiite feneen di guddal di jàng suratu baqara ba mu amee problème ak benn waay ñëw ki yonent mu ne ko ab fattaan anta yaa Muaz alayhi salaatu wa salaam mu ne ko léegi da ngay jàng sabbi isma rabbika wadduha ak ñu mel noonu. après am na boo xam ne tamit dañ ko nettalee noonu am na koo xam ne moom nee na man damay tardé fajar parce que diw dafay guddal julli yonent bi alayhi salaam mer Ibnu Mas'ud nee na keroo yonent bi alayhi salaam dafa mer mu ne daal leen ni jàng lu oyof mu daal tudd ay saar kon yooyu yëpp kii ni jàng suratu baqara si naafila am ne tuulul qunut loolu lu baax la mais am na loo xam ne kii ni yonent da ko tere mu ne bul ko def kon loolu moo lay wane ne parce que su fekkee yonent jógee na fii léegi amatuñu koo xam ne dafa ñuy corriger dafay wax ne lii lu baax la wala lii du lu baax kon balaa caan lu la ñu tëj bunt bi yéen jaxala yi loolu ngeen xamul gis nga yéen ahlul bidaa am na loo xam ne da ngeen ko war a bàyyi xel gis nga xadiis yi ngeen ni istilaaloo yëpp majorité yëpp
dafa jiitu hadis yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu di moytandiloo nit ñi si bidaa. hadis si Irbaad bun Saariya radiyallahu anhu hadis boobu moo lay wane loolu si mujjanteli jamono yonent bi la alayhi salaatu wasalaam. mujjantel jamonoom la parce que dafa ne ba mu leen ni waare dañ ko ne lii ab waaraate kuy tàggoo la ay waaraate kuy tàggoo la léegi lan nga ñuy dénkal ndenkaane jamono bu ko nit di def mooy loo xam ne xam na ne moom ab faatam soreetul mu leen ni wax yoo xam ne moom lañu ko war a appliquer si ginnaawam loolu mooy wasiya. mais keroo la leen yonenti wax alayhi salaam kullu bidaa dalaala keroo la leen joxoñ Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Ali aleykum sunnatul xulafa rashidin mais keroo la leen tere si bidaa bu nekk moo iyaakum muhdasaatul umuur fa innaha dalaala nee na muhdasaatul umuur ab dalaala sankute la léegi sahaaba yi moom la ñu gardé ba wënnal nit ñi ne kullu bidaa dalaala lépp loo xam ne gars yi dañ ko doon def jamono jooju léegi lépp buntu yooyu yëpp dafa tëj moo tax ne soo xoolee si manhaji salaf si boppam même ak saxaaba yi suñu leen gisee ñuy def kii ni dañ leen laaj ndax lii dañ ko jëlee si sunna nga ko jëlee dañ la koy laaj parce que duñ ñëw rek di bàyyi di la bàyyi noonu nga dem dañ la koy laaj ndax lii ngay def nii lii la yonent doon def wala lan mooy sa dalil si li ngay def nii parce que ñooñu dañ leen ni yaru pour ñu topp dëgg yaruñu leen ne ñu topp am nit moo tax ne ñaari yi mënuñu bokk ku ñuy yaru pour nga topp dëgg yow dëgg rek ngay wër mais ku ñuy yaru pour nga topp nit yow nit rek ngay wër moo tax ne mun nañu tuumal Abu Hurayrata si waxu joo xam ne Abu Hurayrata suñ ko waxee si noppam dee moo koy gënal loolu dee moo koy gënal di sosal yonent bi alayhi salaam te moom muy riwaaya xadis man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqadahu min annaar ab Maodo Faye am sañ-sañ di tuumal Abu Hurayrata te xaali gay mu ngi fi mu nekk tëb man de dégguma su fekkee ne waxu nga indil ma sa audio fi nga doon dal si kaw Maodo Faye mais munoo muñ alpha di jubbantel kenn si seen masaayix il faut nga ñëw di engagé di wax lu la neex dara tegul si xam-xam wallahul mustaan mais ñi nga xam ne dañ leen di yaru pour ñu topp ñooñu nit noo màgg seen kanam soo leen nar a imposé dara wala ngay def dara seen kanam dañuy taxaw di la wax lii foo ko jëlee te doo si mun a tus ak noo mun a nekk kilifa ak noo munta nekk kilifa nit noo mun a doon kilifa bés boo wuutee ak yonent sa kilifteef bi du la amal benn njariñ dinañ la wax ne lii dafa wuute ak waxu yonent bi mais dafa wuute ak jëf yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la ci salafu jàngat imaamu Shafii rahimahullah dafa ne képp koo xam ne ab sunna yonent bi alayhi salaam leer na ci sa bopp daganul nga bàyyi ko ci waxu kenn daganul ab julit daganul moo tax ne yéen ñii dem di bootu ci ginnaaw waxu imaamu Shafii loolu du bootukaay dine day taxsimu wala Shafii yi ne day taxsimu bidaa ila hasana wa sayya mais imam Shafii moo ne ida saxal hadis fa huwa mazhabi hadis su wéree rek loolu mooy sax mazhab mais hadis kullu bidaatin dalala loolu dafa wér kon loolu mooy mazhab imam Shafii waxu jooju de ko bàyyi si ginnaawam
pour baare yoonu si ahlul bidaa ak ahlul dalaala ka amsaali haawulaay xaaliga yi di fekkee waxu jàmburu te doo ko gëstu doo xam si fan lay jugul nga bugg def loolu sa arme pour défendre sa bidaa loolu munta nekk moo daane dañuy wax ne Abu Hanifa moom moo doon wax ne daganul kenn nga jël sama wax te xamoo fu ma ko teg wala xamoo sama dalil wallahu aalam kon lii la boroom xam-xam jullit ñëpp di kii nii kullu bidaatin dalaala loolu lañu xam même suñu Sénégal fii ay sëriñ yu bare soo demee seen téere wala ñenn si sëriñ yi soo demee seen téere da ngay fekkee ñuy sax ne bidaa bu nekk dalaala la nit ñi nag mun nañu wutee des fois est-ce que lii bidaa la est-ce que du bidaa loolu wutee mun a nekk mais al aslu fil bidaa dalaala la loolu la julli ni xam soo demee si téere loolu ngay fekk mais yéen say zaar yi nga xam ne nifaaq moo nekk seen xol des fois dañuy gis waxu mag ñi sax dañ koy teg seen tànk duñ ko nangu leeral sinon yéen tey li alhaaj Malik wax si tasawuf si téereem boobu noonu loolu kese doy na pour yéen ngeen raxasu tasawuf si téereem boobu noonu mooy kifaatu raxibin kon loolu mooy ki parce que am na ñu nekk foofu noonu mun ñu ne pour nga nekk murabbi boobu jeex na bunt boobu jeex na bu yàgg te ñu bare si seen masaayix yi dañaa ñëw si ginnaaw loolu ñu ngi tuddee seen bopp si murabbi yooyu ngeen war a lijjanti ak mutasawifa yi nga xam ne nit ñi dañoo dépôt si seen li génnee si lislaam loolu yëpp soo demee si kifaaya di nga ko foofu fekk ba mu koy naqale an Qaadi Iyaad fi shifa ak yenn mbir yu bare kon yéen di ngeen war a lijjanti si tasawuf dafa bare te doo leen ko def parce que lu tax buggoo leen dëgg di jéem a bëgg a wàññi daraja xadiis yonent bi alayhi salaam bu mu ne kullu bidaa dalaala di ne bidaa bu nekk du dalaal di ne umu mooy dugg na fi génn na fi te soo demee seen téere sëriñ yi da ngeen fa fekkee ñuy wax ne kullu bidaa dalaal te gisuma ñi ma jot a gis loolu gisuma kenn di ko tafsil si kii te dañuy ne tafsil moom si bayaan a taxirul bayaan a waxtul xaaja moom loolu gënul warta nekk kon moo lay wane ne diine moom bidaa moom lu bon la kenn mënul indi fi firinde bu leer buy wane ne bidaa xasana dafa amul su amee soo gisee benn borom xam di ko wax li Ibn Hajar Haytami wax loolu moom la mu ne man qasama ila xasanin wa xayri xasan loolu bidaa luga la mais du sharia mu ne sharia bidaa yëpp dala la wax hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad mbokk yi xam naa fii lañu yem ak yéen si waxtaan bi nga xam ne moom lañ leen indil woon lépp loo xam ne moo jub si ndimbale yàlla la bàyyi ko alhamdulilah rabbil alamin su fekkee ne am na njumte tamit ñu ngi ñaan yàlla mu jégal ñu waaw barakallahu fiikum xam naa xew na si kanam tamit dinañ ñëwaat ak beneen ne toj bi nga xam ne si ab suufiyanke ñoo koy def incha allahu taala assalaamu aleykum wa rahmatullah